Stop Coronavirus. seen émission Stop Coronavirus tey ci alxames ji dina fi dalal Modou Ndiaye nekk secrétaire général syndicat démocratique des chauffeurs de taxi affilié à la CSA dina waxtaan ak El Hadj Malick Ndiaye ci jafe-jafe yi nga xam ne nag taximan yeeg transporteur yu bëri ñu ngi koy jànkonteel fi mu nekk nii ana yan saafara la ci nguur gi war a mën a indi ak ñoom tamit seen taxawaay ci wàllu xeex bi ñuy xeex jëmale ko ci feebar bi di coronavirus seen émission Stop Coronavirus tey la bu ñeenti waxtu si ngoon jotee jàpp juróomi waxtu fii ci biir rajo Sud FM mën ngeen ci bokk soo leen wootee ci 88 628 98 98. jërëjëf ajaratu Ndeye Mariam yaa ngi sant di la gërëm bu baax di sant di gërëm bu baax mbokk déglukat yi safoo Sud FM seen rajo waxtu wi bés bu nag waxtu wi su 16h jotee ba 17h seen émission Stop Corona. tey jii nag dañ am invité muy Modou Ndiaye nekk secrétaire général syndicat démocratique des chauffeurs taxi Modou ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Alaaji Malick di rafetlu invitation bi di ci kontaan pour bokk ak yow plateau ndax la plupart dañ la daan dégg ci sport bi tey bu ñu la déggee ci transport bi vraiment dañuy kontaan quoi di nuyu tamit kër gi ñi ci nekk ñëpp di ko commencé ci le directeur général Baye Omar Gueye di rafetlu ni nga xam ne ni la kër gi de amee ay amélioration xam nañ ne loxoom moo ci nekk et puis sunu xarit Assane Thion technicien bi fi nekk ñu ngi koy nuyu di nuyu waa Sud yëpp di nuyu waa Sénégal yëpp wax nga ko Modou laaj dafa wax naa dafay tënku ci ñetti poñ. d'abord am na grève boo xam ne yenn syndicats annoncé nañ ko pour le 1er juin prochain. parce que lépp mu ngi tënku ci reprise u transport bi. yéen ci ngeen bokk mën a bokk leen ci. waaw xam nga El Hadj Malick xam nga aussi grève yaakaar naa ne période bi ku ko woote da ngay wax ban forme grève nga woote. grève fi mu toll nii su dee oto yi gaare la oto yi gaare nañ ba pare. oto yi gaare nañ ba pare mbas mi moo leen gaare. mbas mi moo jëkk a déposé plateforme revendicative am. muy corona bi. moom dafa ñu grèveloo ba pare. bon le reste nag ama dafa am ñu décréter benn grève. bon man dégg naa ko parallèlement nii ci rajo yi. mais su fekkee dina am maa ngi ñaan réussite am ca. waaye nag aussi woote bu ci nekk dafay dépendre ak ki ko woote est-ce que crédible na ba nit ñi mën ko wuyu. ci woote boobu. parce que woote dafa am noo koy defee. mooy que ni di nga concerté wu ak ñi nga nekkal ci base bi. waxtaan ak concertation amul mais aussi du tee nag malgré que concertation amul mais du tee dinañ ko rafetlu su mënee nekk. ñu ànd ci. ndax yëpp wàllu reprise transport urbain la. alors gis nañ ne fi mu toll nii. am na ay taxes yoo xam ne yow taximan la ñu gën a xam yoo xam ne dañoo bloqué wu ci à l'intérieur du pays ñii dem nañ am nañ fa 2 mois ñii 3 mois situation taxes yooyu ñaata la ak ci ban région lañ gën a bëree tànc mënuñu dëkk ci point situation bi. waaw Alaaji Malick ci base de données bi nga xam ne ci la syndicat bi liggéey. ak ministère transport terrestre ci laay mën a sukkandiku pour defal la ci ay tontu yu leer. daje naa ak sunu ministre ak acteurs yu transport yi taxi yi. Il y a 2 semaines passées ci conférence vidéo ma waxoon ministre sunu ministre El Hadj Omar Youm ne ko dama bëgg taxi yi nga xam ne ñoo nekk ci régions yi te génnoon balaa mbas mi doon am yaakaaroon ne du yàgg far ñu yàgg fa nga waxtaan ak ministre de l'intérieur ñu dellu siwaat ci seen bërëmi liggéeyukaay ndax président de la république moo waxan ci première mene transport nañ leen bàyyi ñu delluwaat ci seen bërëbu liggéeyukaay kon nañ appliquer waxi président jooju ci kaw loolu nag am na avancement mais y a la lenteur. parce que boobaak léegi mat na pratiquement 15 jours. amagul benn avancement démb déggante na ak ñenn ñoo xam ne ñu jege ministre bi il m'a dit que ni dinañ jël rapport yi nga ñu am waaye jot ko ministère de l'intérieur fii ak quelques jours ñu valider ko oto yooyu mën a dellusiwaat. recensement bi ma def ci juróomi région. bu dee région Thiès syndicat bi recensé na fa 80 taxis. 80 taxis yu càng foofu. mais ñooñu est-ce que duñu mën daw biir Thiès bu ñu fa demee. mais ma àggaleel la. bu dee région Diourbel. syndicat bi recensé na fa 70 taxis. bu dee région Kaolack syndicat bi recensé na fa fukki taxis ak juróom-benn muy 16. région Fatick syndicat bi recensé na fa encore 16 taxis. région Louga recensé nañ fa 4 taxis. taxis yooyu amu ci benn bu mën a daw ca région ba nga kale. sa laaj laay tontu foofu. ndax li tax mooy taxi bu nekk bu dee DK bi. licence bi ngay am fii. waaw kay merci El Hadj Malick licence bi ngay am gouverneur de la région de Dakar moo la koy jox. bu dee taxi Thiès bi licence bi muy am gouverneur de la région de Thiès moo koy jox Kaolack ni ki noonu. loolu moo waral taxi Dakar bi Dakar rek la mën a doon looloo tax nag ñu bëgg jàpp leen pour ñu dellu si waat. bi ngeen wax loolu lan leen ministre Omar Youm wax par rapport retour taximan lu leen ci wax loo xam ne lu xel mën na ko nangu. non ministre bi vraiment ñu ngi koy sant di ko gërëm di rafetlu ay kàddu parce que non ci benn côté rek. sant gërëm loo xam ne amul évolution kay. waaw mais man su ma mënee gis nga su ma waree tàngal damay tàngal. waxuñu ci wax jooju rek laa la ci loolu rek laa lay wax. ci loolu côté boobu rek laa
fi ma ci waxee ne ñu ngi koy sant mooy bi ma ko waxee dafa jël micro bi devant tout le monde mu tontu ne Modou Ndiaye loolu nga wax noonu lu mën a nekk la dinañ ci liggéey ak ministère de l'intérieur plus bref délai oto yooyu dellu si waat tontu boobu ci loolu laa ko sax mat na 15 jours nag mais lenteur bi mooy moom bi mu paree dama déggante ak moom parce que am naa ci ay kuréel yu may déggante ak ministère bi comme ni may déggante ak waa transport damay déggante ak moom wax naa bi ma defee mission yi envoyé ko nee na ma liggéey ci ak les directeurs des transports kon dañu jàpp ne mbir mi direction des transports la kale foofu laay wax ministère bi def na li mu war a wax ne nañ ci liggéey ak directeur de transport xaj na moo war a def lam ci war a def pour mu mën a def ministère de l'intérieur foofu la lenteur bi amee léegi nag ñu bëgg mu gaaw te recensement boobu ma def man am na ñeneen ñoo xam ne ay responsable taxi lañ yoo xam ne def nañ ko defuñu lu toll ni la ma def mais def nañu am nañu ay taxi yu ñu recensé ba yóbbu ko jox ko directeur transport comme lan moo ci def ñu envoyé ko ministère de l'intérieur pour que ministère de l'intérieur mën a def autorisation yi oto yooyu mën a dellu si waat démb ci ngoon rek def naa sama investigation que ni liste yooyu demul ministère de l'intérieur mais bi ko laaj lu ko bloqué waaw moom laa lay wax da moo tax ma ne la may remercier ministre bi ci la mu waxoon ne nañu def nangam mais ki ma ko sant muy directeur transport la ñu bëgg mu baral loxoom parce que day mel ni ci moom la yeexe parce que ministre bi dafa ma wax carrément ne loolu liggéey ci ak directeur des transports xam nga comme wax na loolu kon dañu jàpp ne lu ci yeex ci direction bi la yeex mais du ci yéen non du ci ñun alors ñooñu naka lañu vivre la situation comment ils vivent cette situation ñooñu naka lañu ko vivre ñu nekk ci àll bi waaw Alaaji Malick situation bu doy waar su ma la ne fi may waxe ak yow nii gis nga taxi yooyu ne ci àll bi yu ci bëri seen assurance jeex na amatuñu assurance non waaw seen visite technique jeex na seen i pneu crevé na oto yi amatuñu gasoil ndax imaginez taxi bu daan tourner chaque jour nga tourner biir Ndakaaru 200 kilomètres ñu gaar la 3 mois batterie boobu day yàqu oto bi boo bañee batterie bi yàqu chaque jour di nga xëy taal ko mu ralentir la ralentir boobu moo jeexal seen carburant taxi yi ci nekk taxi AIBD essence la ñuy lakk ak gaz bu yàggee foofu ngay taal di ralentir mooy jeexal sa gaz ak sa essence xam nga essence ni mu gaaw a demee gis nga fi mu toll nii dañu ne sunu sutura moom xaweeku na ba pare moo tax dañuy jël directement sunu kàddu yi ñu wax comme gis nañ ne président moo am sañ-sañu def loon ñu def mu saisir le ministère de l'intérieur ak ministère des transports parce que président waxoon na leen ne fexe leen oto yooyu dellusiwaat ci dëkk bi daf ko wax fexe leen transport yi ñu delluwaat ci seen bérébu liggéeyukaay kon waxi président la na ko ministre de transport jëfe ak ministère de l'intérieur ñun xam nañu nag fi ñu jaar pour jokko ak président benn opportunité la micro bi ngeen ñu may pour ñu mën a wax président dégg ko parce que képp kuy renseigné wu président moo la gën a renseigné wu beneen bi am nañu ay yeneen pexe yoo xam ne mën nañu ko def ba président yëg li ñuy wax léegi nag fi mu sooxee mooy ci ministères yi la sooxee ministères yi nañ def liggéey bi ñu war a def gouverneur de la région yi ak préfet yi nekk ci àll bi tamit ñu taxawu monde du transport yi fi nekk surtout interurbain bi gisoo ci benn gouverneur wala benn préfet boo xam ne nee nañ jël leen ndimbal yót ko transport interurbain ñi ci àll bi jox na leen dara mais pour lan fan lañ ko teg ñu ñëw ci interurbain bi gis nañ moom tamit dafa taxaw depuis le 23 su ma juumul la taxaw ba léegi du ma 3 mois ngi nii 2 mois ngi nii demul dëkkul dafa taxaw gis nañ fan yi génn Ziguinchor yëglu nañ Louga yëglu ñu bëri yëglu mais buñ ko ubbiwul dañu ubbiwaat dañu dem ci gaar yi force ñu dem ci gaar ndax yéen seen syndicat am ngeen ñoo xam ne ñu ngi daw ci interurbain bi d'abord. waaw mais El Hadj Malick xam nga syndicat bi ma jiite mi ngi seet syndicat démocratique des chauffeurs de taxi du Sénégal. mais transport saa boo ci nekkee syndicat fi may waxee yow nii am na ñu nekk Dakar dem dikk yu affilié sama syndicat. am na ñu yor ay njaganjaay ak ay tata yu affilié sama syndicat. am na ñu yor ay njaganjaay nekk ci àll bi def interurbain ay bis. affilié sama syndicat ni ma yoree taxi syndicat wu taxi la ñeneen ñi nekk ci routier bi amee ay taxi yu nekk ca ñoom c'est-à-dire njaboot gi benn la permis bi la da ngay gis chauffeur bi dawal car tey suba mu dem dawal Njaga Njaay suba mu dem dawal car rapide benn permis bi mooy dawal benn oto bi justement allez-y waaw léegi ci interurbain bi yéen lu ci fan ngeen ci toll pour reprise interurbain parce que tamit Modou dañu waxante lu am gis nañ ne fi mu yëf yi dafa taxaw ñi dëkk Saalum mënatuñoo dem Saalum ñi dëkk Kaolack mu ñu dëkk Diourbel mënatuñoo ñëw Dakar lépp dafa taxaw demul dékkul sub autorisation spéciale yi am donc yëf yi métti na ci côté bu ne rott ci ñi ci wàllu interurbain xam nga taximan sax yéen ñii lu tax man xaw mën a yërëm tuuti parce que au moins ku ci xas ba ñëw Dakar mën ngeen di daw di dem ak Dakar daw entre Dakar Sacré-Cœur Yëmbal ainsi de suite mais bu dee interurbain moom Dakar Kaolack mu daw boo ko amul da ngay taxaw léegi may ma tuuti ci taxi xaw nga ñoo yërëm tuuti nga ñu xaw yërëm mooñu bu baax par exemple taxi AIBD xam man dama jiite syndicat mais en même temps jiite benn GIE bu tudd bokk liggéey Liberté 5 état bi agréé ko mu bokk ci collectif de taxi de l'AIBD ñu dépendre ci ministère de tourisme foofu ci AIBD aéroport xam nga ne dañu ko tëjal bien sûr am déet bañ ko tëjee la taxi yëpp dem gaare ji taxi yooyu mënuñu daw ci dëkk bi parce que seen li ñuy consommer ci carburant ak gaz dafa bari
par course rek lañ mën di départ. kon auto taxe yooyu fu ñu jëm 3 mois te banque moo leen ko lebal weer wu ne ngay fay 187 500. kon ñooñu xam nga ne dee nañu la taxe de l'AIBD. taxe yooyu. xanaa gaaruñu AIBD rek. waaw xanaa bu ñëwee Dakar danañ mën a daw Sacré-Cœur ak Médina loolu dañ ko mën a def xanaa taxe yooyu doon. moom laa lay gis nga dinañ ko def mais boo ko defee. yow carburant bi ngay liggéeyal. station yi ngay liggéeyal. par exemple taxe bi su dawoon 20 000 francs. 15 000 francs yi da koy delluwaat ci carburant bi. am na ñoo xam ne dañoo gëm yàlla gaari seen oto. ñenn ñi dem ci concessionnaire bi nga xam ne lebal leen seen oto ñu gaar man mii di wax ak yow am na ci oto yoo xam ne sama yi laa génne woon dama leen yóbbu gaarewaat leen foofu ne leen gaar téye leen oto yi. parce que oto bi day daw perte pneu yi di usé chauffeur bi di sonn te du ci am dara c'est préfère mu gaare ko. mu ñëw ci wàllu interurbain bi ngay wax. Alaaji Malick interurbain bi man li may wax mooy parce que du ma nekk rek di jàmbat damay jàmbat mais damay def proposition. parce que syndicaliste waroo rek di jàmbat war nga def proposition encore. proposition bi may def te ñaare damay def proposition yàlla dogal muy tombé réussite du ca am kon proposition bi may wax mooy damay wax ministre de l'intérieur gis naa benn arrêté léegi bu ma jot buy wane ne diggante Thiès ak Diourbel léegi pour nga daw fa nga am autorisation léegi la arrêté bi ak diggante non attends daf ne par exemple département Thiès yi. Thiès région Thiès. waaw ak Diourbel département yi boo tax il faut am autorisation. waaw ci biir pour nga daw ci département foo nga am autorisation. xam nga gis naa ko léegi. mais man li may demandé mooy transport interurbain bi. muy biis yi daw ci àll bi horaire yi Njaga Njaay ngir yàlla nañu leen bàyyi ñu delluwaat di daw nu wuute nañu doon dawe. proposition bi may def mooy bu dee car bi nga xam ne nombre de places am 70 la. ñu bàyyi ko mu yeb 72 places bañ a teg Versailles bañ a si charge. yaa ngi dégg bu dee car bi doon def 35 personnes ñu bàyyi ko mu def 35 personnes bañ a teg Versailles bañ a si charge parce que Alaaji Malick li xew Liberté 5 bërki démb ak démb ci Dakar dem dikk yi di jël enseignants yi di leen yóbbu ci régions yi moo gën a garaaw li ci car yi Alaaji Malick xoolal marché yi. xoolal ci marché yi. imagineel ma marché yi dem fa. marché yi la fay daje ci nit du daje ci benn car Alaaji Malick du daje ci benn car mais fi mu toll nii dafa mel ni mbir yi xamatoo fu mu jëm waa monde transport dee nañu surtout interurbain bi mais wax nañ dëgg bu yàggee nit ñi dañuy génn révolté parce que dëkk dafay toll foo xam ne fokk nga dawal yërmande ci sa askan mais ñi ngi koy dawal ci enseignants yi di ko dawal ci jàkka yi di ko dawal ci mais nañ ko dawal ci transport bi wala dañu nekkul benn Sénégal fa lañ ko teg est-ce que débat bi pour le problème posé ngeen ko xam nga tamit xam lu xaw a doy waar moo tax sànq Alaaji Malick doguma la ma ne la man damay jëkk def proposition avant may revendiquer dama lay tegal proposition proposition bi ma def mooy que ni oto yi nañu leen bàyyi ñu yëpp mais kenn bañ a si charge entre raison ak raison mais proposition bi da ngeen ko def kii de droit ki ko war a jot ko c'est-à-dire xam nga affaire bi tamit du toog ci rajo yi di ñaxtu rek waaw d'accord du ñaxtu rek c'est-à-dire yëf yi am na waaw sikkim dafa lakkandoo fi ne nii ku caali rek moom da ngaa ku yuuxu da ngaa caali waaye fépp la métier waaw problème am na ñun kat bi si ministre bi xalaat nañ ne kat lii ak lii bu ñu ko defoon nañ ci mën a génn ngeen dem proposer comme yéen ne ngeen seen ministre bi il est ouvert su ngeen ko saa yu ñu ko soxlaa jot ko ngeen wax ko li kat ñun kat problème bi li lañ ko xalaatee ak lii ak li lañ proposé su ko defee début de solution mën a am moo gën topp ci rajo di ñaxtu rek Modou waaw xam nga man bokk naa ci syndicaliste yi nga xam ne li ñuy bind moo ëpp li ñuy génn ci rajo ak télé en réalité rajo yi nag ci la bokk Alaaji Malick parce que bu leen fàtte ne rajo su ma juum moo yore 4e pouvoir du réew wala organe de presse mooy nekk 4e pouvoir bu repassé ensemble xaj na primature présidence de la République ak yooyu bu rajo dafa am solo parce que bu ma fi waxal lu safaanoo tey jii ak lu ma wërta wax bu ma wàccee suuf léegi nii fi lañ may fekk jël ma kon xam nañ lañ mooy rajo duñ coof rajo bi am na solo léegi nun la plupart li ñuy jëkke mooy bind lii nag bindaguñ ci mais dañ toll jamono joo xam ne xam nga nit ki ngay bind formellement da nga koy bind formellement nga jox ko dinañ ko def effectivement mais dama la bëgg a ne bien avant que tey nun boo xoolee ministère du transport ak secteur du transport yi ñu def xam nañ ne Modou Ndiaye kuy bind la moom la ñu ëpp lu ñuy def c'est-à-dire lu ñuy def dañ koy jima formaliser moo tax grève bi nga ma laaj sànq danaa ci dellusiwaat dama bëgg nit ñi yeewu ci lan mooy grève Alaaji Malick gis nga grève dafa am procédure légale boo xam ne moom ngay décréter pour mën a grève néew ma nag bu ñu grève le premier de waxuma bu kenn grève mais dama wax ne grève dafa am procédure mooy que ni di nga déposer li ñuy wax préavis de grève préavis bi dañ la wax ne le 30 jours nga ko war a defe grève fi nga ko déposé ak fa mu jeexe 30 jours après bu la neexee non plateforme revendicative boo ko déposé ba pare teg ci préavis bi soo ko ci tegee 1 mois bu ñu réagirul nga doog a mën a grève mais boo génnee ne suba damay grève loolu nit ñi bala nga leen di wax grève da nga leen di yee ba ñu xam lan mooy grève ba pare am na norme yoo xam ne boo ne da nga ciy grève te respecté ko boo wàccee ne da ngay bu neexee force de l'ordre ñu jàppale dugal la ci kaso bi nit da ngay xam lan moo di yoon nga teg sa tànk néew mën a ku bëgg a geraw nga geraw mais nerew dafa am ay normes ak ay critères du tee nag ma d'accord ci ne bu ñu mënee taxaw ñu taxaw parce que day fekk état bi def la mu waroon a def ak ñun mais defu ko moo tax xañ na ñu déclaré geraw ne nii la ñuy gerawe parce que bala ngay jàpp nit ki ci da nga war a geraw
defal nii day fekk la nga warloog moom nga def ko. li ñu waxoon ne dinañu dimbale gisuñu ci dara. loolu dañ ci poñ bu Assane ñu ubbi antenne bi Assane si 88 628 98 98 ngeen ootee 88 628 98 98 ngeen ootee su fekkee am nga laaj Modou Ndiaye secrétaire général syndicat démocratique des chauffeurs de taxi du Sénégal moom mooy suñu gante ci stop coronavirus. alors Modou ñu ngi doon wax ci li nga xam moom moo jëm ci wàllu taximaan yi gis nañ ne bi mbas mi commencé bees yéen xam nga am ay jafe-jafe parce que dañu wax na ngeen takk ay masque ak ku xam ne ku sa client takkul masque ngeen wàcce ko sinon da nga am contravention dafa nga sa benn réaction ndax loolu fi mu toll nii c'est toujours de mise ñu taximaan ñu koy appliqué ba léegi pour rek aar seen bopp aar ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk nit ñi dugg ci taximaan yi. Alaaji Malick xam nga may nga ma buntu boo xam ne day baax ma am ci sax. bala ñu doon ubbi antenne bi. dafa am solo. gis nga bi mbas mi commencé sunu ministre moo génn muy ministre transport wax ne képp kuy dawal transport en commun. na nga takk masque na nga sol gant. na nga yore sel ci sa oto xaj na boo ko amee. am ñu ko doon def am ñu ko dootuñ def. force de l'ordre yi commencé di leen ci jàpp. man sama bopp ma bokk ci ñi wax ne nañu respecter orientation ministre bi parce que mi ngi ko jëlee ci waxu njiitu réew mi kon nañ ko respecter loi la. gaa yépp di takk masque di sol gant mais ba fii may waxee ak yow ñëpp respecté mais masque yooyu wala gant yi amul benn boo xam ne bu ñu ci état jox amul. mais nga jëlee ko sa bopp yu tamit. moom laa xam ne ñëpp non dama laaj ma xam nga lu bëgg rek ñu xamante ko. waaw Modou man xam lu ma dul comprendre. ça on ne peut pas attendre tout de l'état du Sénégal loo xam ne yow lay aar. utal ko sa bopp en attendant état bi ñu la jox. d'accord na léegi dama la wax ne la. waaw xam nga ñi ngi koy takk te état joxuñu ko la. waaw dama ne ñi ngi koy takk xam nga ko ñun am nañ ko wutal nañ ko suñu bopp. waaw mais dafa am conséquence bu nekk ci li ñuy wutal suñu bopp. muy lan masque yi ak gants yi. est-ce que xam nga ne taximan yi ñu ci bëri amuñu temps wu dem ci pharmacie bi di jënd gant wala ñuy jënd masque. amuñu temps waaw dama la wax rek secteur bi ni mu bindoo la ñu ci ba xamul tax ma la wax. ñu ci bëri dañ koy jënd ci ñi nga xam ne ñoo koy jaay ci mbedd ambulant yi ñooñu koy jaay xamoo fan la ñu koy defaree Alaaji Maalik masque yi. gants yi ñuy jënd yu ci bëri du gants yu bees ay gants venant la est-ce que xam nga médecin bu feebar nekkoon France moo ci doon faju. ñu jël kenn ci ligne bi sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatulah. allo. waaw man dama loolu laajte ndax taxi bu jógee Dakar ñëw Kaolack. yow la kan. man la Abdou Karim Gueye. Abdou Karim bi ñu ne monsieur Gueye waaw da nga yokk kaddu gi. waaw comme taxi ñun dañ ñoo tëj fii Kaolack taxi bu ñu indi woon location ñu tëj ñu Kaolack est-ce que mën nañoo daw fii ba kanam ñu ñuy bàyyi. loolu laa bëgg a laaj président. déedéet mënu leen fi daw après dañ leen di jox sama numéro. waaw ñu boole leen ci recensement bi nga xamante ne bii su ma jotee seen numéro yi envoyé ko ministère du transport moo envoyé ko ministère de l'intérieur. ñu defal leen ay autorisation yu leen dellu siwaat mais foofu taxi yi nekk Kaolack nga xam ne gouverneur de la région Kaolack moo signé seen licence yooyu ñoo fi mën a daw yow Dakar nga mën a daw. waaw d'accord kon après ma jël sa numéro. waaw Assane technicien bi dina ko jox incha allah rabbi waaw. waaw jokkoo ak Assane Thioune. xanaa moom loolu leer na de wala Assane ñu jëlaat gars yi 88 la 628 98 98 ngeen oote yaa ngi wax ci disposition yi nga xam jël nañu ko ci wàllu gants yi. ak masque yi nga xam ne war nañu ko jël mais Modou man yaakaar na kuy defal sa bopp waroo da nga war def qualité bu baax xam nga lu ma dul d'accord taxi man amul jot ba sa santé bopp dara ëpp ko farata que am jot boo xam ne defuloo ko. waaw jot gi da nga koy ut def ko. waaw effectivement. da nga ko def et puis masque yi ñëpp a ngi koy joxe yéen ministère bi am na ay masque yu ñu ko jox syndicat bi mën na porter loolu dem ne man kat da nga bëgg ministre bi nga sa taxi sa masque yi ñu la jox nga joxuñu ci. non xam nga. lépp ay waxtaan ak ay liggéeyante rek. li ma lay wax loolu toujours. syndicat bi ma jiite. ñun dañuy jiital toujours ay proposition ak ay pexe. solution. mbas mi bi mu commencé li ñu jëkk a def ci wàllu sensibilisation rek ñun syndicat bi waleuru 500 000 francs jox nañ ko taximaane ci ay sel. ci ay ak ay eau de javel. ñu jël keneen ci ligne bi sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw Malick na nga def. sant bu baax a baax nu mu defoon nga wootee. Xaadim Samb laa tudd. Xaadim ñu ngi leen di déglu Samb. Malick na nga def. sant bu baax Samb. waaw man am na benn laaj bu li ma bëggoon a laaj sunu mbokk moomu nekk foofu da nga ko laaj. Modou Ndiaye laa tudd waaw. Modou Ndiaye dama dégg nga wax benn baat ne chauffeur yi taxi yi am nañ si amuñu jot dem di wuti masque ci pharmacie bi pourquoi du ko am jot. waaw ma leeral la lu tax. waaw lu tax. dama ne. xam nga jot gi mooy xam nga ñaare boo xoolee jigéen ñi dem marché. dina ci am ñoo xam ne seen jëkkër da leen di jox 10 000 francs ne leen dem leen marché. mais bu ñu jógee géejawaay ci booru police bi duñ dem marché bu bees duñ dem marché pënd dañuy dem ci marché yi ci koñ bi ñoo koy marché yab sa jëkkër. taximan bi su génnee yabab client boo xam ne dafa yàkkam ne ko Thiès laa jëm daje kuy jaay masque ci mbedd mi da koy jënd dem loolu rek la. mais kooku moom la engagé. waaw xam nañu ko mais noonu la ñu mën a argumenté wax ji nun xam nañu ko nag loolu
loolu Modou. pour yow du argument mais pour ñun argument la. Modou. bisimilah. dégg naa la nitu logique nga transport. xam naa maag yow bokkoon CPTRS. voilà xam naa ak tubaabu jor ndent yàlla si. mais dama la ne. nit bu fekkee amul nit mënoo ñàkk jotu taxaw jënd masque ci pharmacie bi dem te bu yàlla tere bu mu am. bu demee tey ba dem hôpital nga am jotu dem hôpital. masque bi kay yow lay aar nit ki lu mu yàkkamti parce que bala ngaa mën a dem da ngay wér soo mënta dem doo dem Thiès doo dem Kaolack doo dem Tamba. loolu rek laa doon wax. jërëjëf ci sa wax rek laa jërëjëf merci sëñ Khadim. li nga wax yëpp dégg naa ko. dégg naa logique bi nga wax ci affaire grève bi loolu bu fekkee ni syndicaliste yi mel ni yëpp ñëw la ñuy raisonné kon ku grève kenn du la ne doo grève. jërëjëf Khadim. merci sëñ Khadim jërëjëf. dégg nga bi ci des mooy taximaan yi man am na nu ma la bëggoon laaj. bisimilah. dama xamul kan mooy jiite syndicat taximaan yi. ci ndax dèjà mën naa ne li man ñetti nit yu ma dégg heure bu ñu toogee ci rajo boobu. ne maa jiite taximaan yi ma bëgg na xam kan la ci Modou. waaw kay jërëjëf sëñ Khadim. voilà Khadim la mu leen doon incha allah. en tout cas maa ngi lay gërëm di la sant déglu naa la ci logique ngay wax man du may téléphoné. mais su ma déggee nit kuy wax ci logique tey wax lu amal askan bi njariñ. parce que toog di wax ci wax joo xam ne amul njariñ amul benn sens mais déglu naa la. li nga wax ci grève bi rek doyal na ñu xam ne yow li ñu la sant mën nga ko. jërëjëf kontaan naa ci dugg nga dugg dinaa la tontu incha allah léegi. allez-y Modou allez-y. waaw sëñ Khadim. rapidement waaw di wax rek ne li mu laaj ci sëñ Khadim Samb di rafetlu dugg nga dugg mais man Modou Ndiaye syndicat bi ma jiite mën naa la ko wax. mooy syndicat démocratique des chauffeurs de taxi du Sénégal affilié à la CSA. yor numéro récépissé 328 délivré par ministère de l'Intérieur le 14 mai 2009. la keneen yor nag xaw ma ko. mais man daal syndicat bi laa yor. syndicat bi yor voilà ñu ñëw ci wàllu xeetu ndimbal yi. gis nañ ne bi mu amee xam nga secteur transport man jot naa waxtaan ak ministre bi Maître Oumar Youm muy wax ne secteur transport bokk na ci secteur yi gën a impacté. ci Covid bi ci wàllu mbas mi. jot ngeen ndimbal li taximan bu nag mën nañ xayma rek ñaata la jot ci wàllu ndimbal. Alaaji Malick jotuñu dara. jotagu leen jotuñu gisuñu. tey tax tamit aussi gis nga war nañu seetaat ni ñuy communiquer. ci transport bi. ci mbas mi. am na. yéen seen syndicat moo jot am na ñu jot. non Alaaji Malick yow nag journaliste investigation nga. xam naa après suñ paree su fekkee xam nga ñu jot. nga wax ma mais man li ma la mën a wax Alaaji Malick. amul benn chauffeur bu jot ci li ma xam. ci transport man lu ma xam laa wax de. ci lu ma xam tey nag am naa ay renseignement ak transport. mais ba pare wëlbatiku dafa am ay communication yuy jàll yoo xam ne. dañu yeb ay fitna ci mbas mi ak lu ko jiitu ñu bëgg ñu koy def bàyyi ko. ci directeur yi nga ko transport la nag léeg-léeg nga dégg ku ci génn ne. interurbain bi dinañ leen dimbalee ay ceeb ak ay diwlin y a 2 mois ci ginnaaw. loola dara amu ca dara nekkagu ca ba tax ñuy tojante bopp Touba gis nga la fa xew ba ñuy. fitalante. looloo ko waral nañuy tey di xaar ba ministère bi def arrêté ba arrêté bi secrétaire général du gouvernement promulgué ko ñu génn ko ñu doo ko wax. fan yi bu yàggut ci wàllu bi ñu yokk place yi taxi oto yi ne kenn ku nekk yabar say place taxi 2 la doon yeb ne yeb 3 am na ku génnaat wax ne. mën nañu di yeb loolu te arrêté bi génnul gars yi commencé di ko yeb force de l'ordre yi di leen jàpp bu ñuy jiitu jëfi ministère bi wala jëfi président nañuy xaar ba mbir yi leer bañ tënk ko. kon aide bi dañ ko annoncé mais génnagul. aide bi dara génnagu ci moo tax ma ne la Alaaji Malick mbir mu nekk nit na ko xool ci boppam. Alaaji Malick koo xam ne bis ba nga yor jële ko fii yóbbu ko Tamba ñu ne mbas mi day commencé na ba nga ko yóbbu 20 000 francs nga sol carburant yoroo 10 000 francs yoo jox sa waa kër dépasse lu mat ñetti weer nañu xoolaat mbir yi. président Macky Sall la ñuy wax. comment ils vivent naka lañ ko. mais dee la ñu def déggoo ñu ne safar yaa ngi yalwaan ci àll bi Alaaji Malick mais Alaaji Malick dañu dee moo tax bu wàccee nit ñi dañu génn télé bi du question que ni safar yee génn mais seeni doom ak sabar ñooy seeni jabar ñooy génn. parce que safar boo ci gis yor na ñetti jabar wala ñaari jabar. ak fukki doom ak juróom. bu yàggee ñooy génn nag. moo tax mbir doo bàyyi man du ma nekk partenaire u état. nekk ci biir système bi mooy état reconnaître ma ba pare mooy wëlbati ko bàyyi ba yàqu-yàqu di am damay wax dès maintenant. président ne jël ay matukaay ci transport bi surtout interurbain bi bàyyi leen ñu dem ak. xam nga ndimbali bu amee dafa am ay recensement Pape Laye di fàttali 88 la 628 98 98 ngeen ootee 88 628 98 98 ngeen ootee suñu gan tey mooy Modou Ndiaye nekk syndicat démocratique chauffeur taxi affilié ci CSA gis ngeen yu mel ni su amee kat dañuy recenser yi nga xam ne dañu ko soxla yaa ngi wax ne am na ñoo xam ne ñu ngi ci àll bi
tàncu demuñu dëkkuñu ndax ñooñu recensé ngeen leen xam ngeen ñaata la ci seen syndicat wala ñu dugal kenn li temps ñu àndaat ak Modou Ndiaye ñu dugal kenn ci ligne bi sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah El Hadj Malick. ñu ngi leen di déglu sëñ bi waaw. waaw sëñ Ibou Ngone Mbengue yëmbal. Ibou Ngone ñu ngi lay nuyu déglu waaw. ñoo leen di ziar defal émission bi. delloo ziar bu baax Ibou Ngone. doon laaj sëñ Modou. waaw dañ ne bi fi mbas mi wàccee ba tey amul yokk amul wàññi kuy liggéey amul dàqaat amul dara mais ma gis ni secteur clando yi ñoom dañoo yokk seen paas yi ndax comme bi ñu wàññee ni ñuy yàpp daanaka ci askan wi lañ ko dooti mu nekk loo xam ne dafa xaw a metti ci askan wi ndaxte xam nga dëkk beeg fi mu toll te nit ñi bu ñuy xëy dañuy dugg ci oto yi te liggéey bi demeewul noonu mu bëgg a feeñ ci paas yi loolu ñu bëggoon loolu ñu dimbali ñu ci rek organiser waat transport bu baax a baax bu ko defee lu mel ni tata yi ñoom tamit lu mel ni receveur yi war nañu yor ay paquet masque ndax des fois nga génn sa kër xaw a fàtte masque wala sa masque nga lonk mu wadd ak yi ni mel léegi soo duggee ci tata yi dañ naan la foo nga utiwaat masque léegi su boobaa ndax gënu woon receveur yi ku nekk yor sa paquet masque nga xam bu boobaa ñu mën di ko dimbali askan wi bi ko ñaaree lu mel ni waa police day kooku nag rëcc nañu moo lan ngay tontuwaat ji. waaw mi ngi wax ne paas yi yokkul dàquñu kenn xam naa defe naa ne mbeng la yëmbal ñu ngi koy sant baax di ko gërëm ci question bi mais bari na ñu dàq ci transporteur ci transport yi am na ñoo xam ne ña leen joxoon seen oto ne leen gaare leen oto yi mais ngeen di fay xanaa. bari na fayu ñu leen mais état bi loolu dama la daan am ëndeetoo ko gaareel oto bi da ma koy dawalal loolu moom war nañu inspection parce que loolu moom ministre du travail moo tax wax ko ci ne amatul dàq kenn te faute lourde. voilà loolu lay wax nag xam nga boo gisee la plupart ñu ci bëri sama mbokk yi nekk ci transport yi dañ dut fréquenter syndicaliste yi xam nga laaj bi sëñ Xaadim laaj léegi ne kan moo jiite syndicat taxi li tax tontu bi ma tontoo ko noonu mooy que ni gis nga syndicat bu ñu demee dëgg-dëgg syndicat taxi ak syndicat Njaga Njaay bis amul syndicat yi benn la war a doon ñun ñëpp benn lañu war a doon ci yoon ay camion sax yóbbu naa seeni patron yu leen sonnalan inspection du travail daane leen entreprise mi ngi fii ci weereen bi soriwul ay camion transport benn la permis bi moo leen lié bon bari na ñoo xam ne gaare leen seen oto dàq nañ leen tey sax nag chauffeur taxi daaw ñu leen fay avant chauffeur taxi amul salaire chauffeur yi kenn amu ci salaire de base booy fay ko lu ñu am amuñu dara ay contrat verbal da ngay wax ma wax te contrat verbal boobu li tax ma ne la dañu war di fréquenter syndicat yi chauffeur yi dañoo war a xam ne syndicat yi association reconnue la par l'État foog ñu leen di fréquenter di mën a porter seen ay doléances di ko mën a yóbbu ci kaw au niveau de inspection wala tribunal du travail ñu ànd ak keneen Modou ci ligne bi sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam. ñu ngi lay asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw Mate Gueye la AIBD. man ñu ngi lay monsieur Mate ñu ngi lay nuyu. waaw sëñ Ndiaye ñu ngi lay jaar bu baax. lay fay baax ana waa AIBD. waaw ñu ngi sant bu baax. alhamdulilah. waaw sunu fi ñu duggee ci yow da nga wax AIBD ndax AIBD dafa am loo xamante ni dañ koo déggoon ci président dégg ko ci ministre. te ba léegi déggatul lu ca jëm. muy lan. ndax oto yu bees yi noonu président da doon AIBD oto yu bees aéroport bees ñu gars yi lépp seen xaalis wut seen xaalis boo lépp léegi ay président waxoon na nag dina xool lu muy def ci ndibal léegi ba léegi déggatuñ président wax ci déggatuñ ministre wax ci déggatuñ directeur wax ci te oto yi amuñu xaalis ñuy daw fii mënuñoo wert seen iran ñu ngi taxaw ci ay versement te président nee nañ setit jox nañ leen kii Dakar dem dikk jox nañ leen seen xaalis léegi ñun taximaan yi wala ak AIBD yi nga xamante ni ñoom it dañoo yoreel bor seen iran léegi lu ci président bëgg a waxaat loolu ñu bëgg nañ président jot ci ministre bi jot ci ndax fi ne nii ñun sonn nañ ñi ngi gaare ci àll bi liggéeyuñ ñiy liggéey fii mënuñoo am sax dépense am ñoo xamante ni seen oto bu gaaree duñ dépense te mënuñu boole dépense ak leen seen iran di laaj léegi lan moo ci solution président ak état bi te nag am na loo xamante ni bu jaagee nag luy jóg lu ne ci kaw président lay jubu wala ci wala ci ministre bi waaw am na luy nelaw ci biir nag nañ ci bàyyi xel bu baax waaw ñu ngi rafetlu bu baax nag Ndiaye sa émission bi wax ci am na solo rafetlu nañ ko mais nag président la mu waxoon na ci dëggal boppam bu mu waxoon moo noonu oto aéroport bu bees taxi bu bees boole nañ suñuy dërëm def ko léegi nag seen iran mi ngi ñuy fayeeku versement chaque weer amuñu ko nag te mënuñoo gaare suñu oto yi duñ dépense te ñu ngi nii Ndakaaru ñu tëj ñu fi mënuñoo dem suñu dëkk waaw léegi nag loolu moom bëgg nañ ci lu gën a leer ci suñu bopp. jërëjëf waaw. jërëjëf sëñ bi sëñ Mada. lañ ngay tontu madame même. waaw kay Mada ñi ngi rafetlu bu baax a baax dugg gi
parce que yow boo duggee AIBD rek mel ni ñëpp dul parce que membre la bu actif. bokkul ci sama GIE. ci syndicat bi la bokk mais membre bu actif la jàmbaar la nit ku dëggu la. li may tontu mooy man def naa ñetti ndaje ak autorités yi nga xam ne ñoo yor mbas mi ci transport. daje naa ak ministre du transport. jam ñaajo bi mbas mi doo commencé ndaje mu jëkk ma. dama ko wax ne ko ñu fexe ba transport li ñuy jot ñu gaaw koo jot boobu ak léegi mat na 2 mois su ma jumut vers le 15 le 16 mars la. beneen bi mooy ma wax ko ne ko monsieur le ministre dama bëgg fond bi ngay génne. li ci wàllu transport mu gaaw. en plus que xamal ko ne ko taxi AIBD dafa am benn cas bu particulier bu ci am parce que taxi AIBD. ba particulier taxi AIBD bi ak taxi ay taxi la rek. waaw kay li particularité bi Modou. très bien xam nga man dama am occasion avantage su bokk ci ñaari côté yépp dama jiite syndicat national bu taxi. wëlbatiku yoraat GIE agréé au niveau de l'AIBD. taxi AIBD dafa am benn concessionnaire boo xam ne moo fab taximan yi état bi boole kook nun mu lebal ñu ay oto. jaarale ko par banque direct la nun ak moom. oto yooyu noonu bi aéroport bi tëjee ak avant aéroport bi tëj kenn mësu ci manque versement. chaque la 4 nga dem versi jël sa assurance. dañ lay kepp ci la 4 boo ñëwee boo jëlut boo wersi wut duñ la jox assurance te oto bu amul assurance xam nga du daw. doo daw ñu jël keneen parce que xam nga ñu auditeurs tam ñoo bokk émission bi. sëñ bi allo. allo. allo sëñ waaw allez-y waaw. yaa ngi dégg waaw. léegi nag taxi AIBD ci mbas mi nii normalement dañ leen ci war a jëlal seen indemnisation bopp spéciale lañu war a jël. mais loolu Modou. maanaam c'est à vous de poser yéen di ko war a poser yéen yi porte syndicat bi di ko war a poser. xam nga laaj Malick loolu la wax dama lay wax ne la. man ndaje yi may fekke laa wax. waaw. toog naa ak ministre de l'économie. Opa Ndiaye. ak ministre du transport. ak tous les directeurs des transports. ña ko fekke bariwul mais man fekk am naa chance fekke ndaje moom. defal naa ko recensement taxi yi ci Ndakaaru yépp defal ko recensement taxi AIBD xamal na ko AIBD ci boppam taxi yooyu bu ñu leen indemniser dañu war a jël kenn ku ci nekk 3 mois yi nga xam ne mbas mi da koy diire la ñu wax indemnisation bi ñu wersi leen ko seen iran oto kenn bañatee fay 3 mois yooyu. loolu defuñu ko. te ba ma koy jël ministère bi mi ngi jël bigam di bind. yaa ngi dem beneen bi taxi urbain yi daw ci dëkk bi. ñu xool parce que yooyu tane nañ ñu ngi doon daw kenn ku ne gaare woo woon mais ñu xool loo xam ne moom lañ lay dàmpe. mais seen iran taxi AIBD yi dañu dépendre ci ministère du tourisme ñu tëj aéroport bi kon ñooñu dañu war a am indemnisation spéciale looloo leen séparé ñoom ñaar. ñëpp nag samay njaboot lañu. kon ma dëggee li mu wax dama koy. mais loolu lan moo ko bloqué fan la cangee. mooy li ma la wax man de li ma jàpp jusqu'à la preuve du contraire man. dama jàpp ne xaalis dafa amul. parce que bu xaalis amoon sa askan doo leen bàyyi ñuy souffrir ñuy dund bii dund. parce que ministre bi su demee ba jël ay matukaay ne. fonds bi nga xam ne muy 1000 milliards yi. transport am na ci 5 milliards. 250 millions. wax ne dina génn fonds bi mi ngi ministère de finance compte bi ubbeeku na. aftu fa la ñu jëlee Dakar dem dikk fa la ñu jëlee taxi nag xam ngeen ni mu demee ak Ndiaga Ndiaye car rapide dinañu xool nan lañu koy liggéeyee ne dina wax ñu taxawal ay commission intégré ñu ci ñun acteurs ñu waxtaan ak ñoom bu fekkee ne xaalis génnagul dama jàpp ne xaalis a amagut. man loolu laa jàpp. mais lu mën di amit war nañu mën a jàpp ci waajtaay maanaam hygiène bi. hygiène bi wàllu sel war nañu ci mën a jàppale xanaa wala ay masque malgré que ñu koy wutal suñu bopp benn directeur CETUD laa gis mu distribuer ci ay sel. benn directeur CETUD laa gis mu distribuer ci ay sel wax dëgg yàlla Thierno Ibrahima Aw mel na moom seul laa gis acteurs yu bëri woon leen jox leen ay sel. syndicat bi ma jiite nag jël na valeur 500 000 francs en partenariat ak caisse de sécurité sociale en partenariat ak caisse de sécurité sociale suñ siège social bi ñu andil ñu fa ay lave-mains ak ay thermoflash bala nga faa dugg da nga raxasu danañ la jox thermoflash tey jii ñi ma doon réunion bi ñëw kenn ku ne jox naa la ay sel nga yóbbaale. donc au moins yéen ngi participer ci à l'effort de guerre. waaw beneen laaj bi yaa ngi wax léegi ne am na chauffeur taxi yoo xam ne dañ leen dàq fi mu toll nii. nee nga taxi maa ne amuñ contrat amuñ dara dañu am un contrat verbal. maanaam Modou kat man dama Malick dama ñëw kat jógee ci àll ba ñëw rek man jàng naa ba jógee ci dëkk ba ñëw jàng naa pare dama bëgg nga jàppale ma ci dawal bi nga jël ma jël la mais loolu yéen est-ce que yéen amu leen ci chauffeur taxi bi koy du sens bi lañ tamit nekk situation lu métti tamit war nañ ko mën a waxtaanee pencoo ko ba nga xam ne sax mu nekk loo xam ne kayit moo leen di boole kayit da ngay bind ma bind nga signé ma signé comme ça buy tàqali ko daal mu nekk loo xam ne tegu ci yoon mais pas de façon tacite ak verbal rek nga ñëw ñu jël contrat bi nit ki. waaw koy merci dinaa tenir compte ci say wax. te bu yi passé dinañ ci liggéey. parce que mbas mi bu ñu jàngalu dara nu Sénégal rek xamal ne duñu war a jàng war na mën a jàngale moom beneen bi mooy dama la wax ne la gis nga manque de embauchement ñàkk de contrat bi xam nga sëñ Xaadim Samb mi ngi dugg sànq di wax ne syndicat taxi yi léeg-léeg ma dégg diw toog fi ne mooy syndicat nangam xam nga dafa am loo xam ne dafa xew ci suñu biir muy dafa am max gu nekk ci suñu biir dafa am ay kilifa
bu nekk suñu biir di ñu diviser en rangée. non man moom du ma nangu te ci transport bi lañ man du ma nangu du ma nangu ku ma diviser kenn man Modou loolu du ma ko xam loolu man pour xam nga fi ma ko waxee man du ma nangu mukk ne dañ may boole Pape loolu du ma ko nangu loolu du ma ko nangu c'est-à-dire du ma nangu mukk nit ñi dañ may jaxase kooku ku dem ba am conscience waroo ko nangu xam nga Modou yéen a bokk intérêt kay ngeen bokk li ngeen di kaas mu jeex tàkk Modou xam nga Modou Ndiaye nga baal ma waroo maa joxe suma xalaat waaw ne dëgg la mais li mooy débat sax waaw xam nga Modou Ndiaye waaw kenn mënu ko boole ak Madaga yi mi déggu léegi yaa ngi dégg malgré bokku ci sama sëy mais xam na dëgg léegi xam nga lu tax ma wax loolu ñu jël keneen ci ligne bi Modou asalaamaaleykum sëñ bi waaleykum salaam Alaaji Malick ñu ngi leen di déglu sëñ bi waaw di ziare Adama Samb la Adama Samb ñu nuyu baax Samb waaw waaw Modou Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la ziare bu baax fan ngay ootee yow maa ngi fi ñaari tali waaw ñaata ñu ngi ziar baax a baax waaw di ko ziare bu baax ñu lay jaayee baaj du taw bu baax a baax waaw amiin amiin tubaarkàlla waaw bon man de li ma ci maa ngi doon suivre vraiment émission bi neex na trop yaa ngi ciy wax lu am solo ci transport waaye jamono yi ñu toll nii tembe damaa gis ni dafa laaj bépp képp koo xam ne da ngay yëngu ci secteur transport nekk fa responsable dañu waroon a daje doon benn waxtaan xool li nga xam ne tey jii mooy métti ci secteur bi ñu ànd waxtaan ci bind ko comme ni nga ko waxee alaaji waaw comme alaaji Malick ni nga ko waxee sànq lu am solo la man loolu laa gëm gis nga di Modou Ndiaye comme ni nga def nii baax na trop ñeneen ñi li ñuy def baax na waaye bind dara mu wóor ne ni di tey lu mat ñeenti syndicat ak ay responsable ñëw bind lii jébbal ko état ni ko ñun kat mbas mi ñëw na parce que nekk na loo xam ne lii musul am ci Sénégal la musul am ci Sénégal ñëw na kon dafa bett ñëpp état bi mu naan day jël xaalis ak yooyu di ko jox chauffeur ak yooyu ñu bare kenn ku ci nekk da nga doon yaakaar bala muy am une semaine nga jot ci même état loolu nga xam ne moom la génnee muy 300 millions bu jëm ci taxi bu fekkee ni taxi Sénégal yépp la buñ ci doon jox taxi chauffeur taxi bu nekk du am sax 5000 francs kon loolu yaakaar naa ni parce que du jëriñ kenn dara bu ko defee ñu tënk loo xam ni ci këyit ni état ñun kat nii la ñu bëgg mu doxe ñu ngi fi nag waaye ñu koy def ci këyit bu ko defee bu ñu ko joxee état dana man dañ ci mën a retrouvé wu parce que nag loo xam-xam demba ma demba gën laa xam demba parce que ñun ñu ne ci secteur transport ñun ñoo ko gën a xam ñi ko dul dund ñun ñoo koy gën a xam ba ci def mooy chauffeur yi nga xam ne tey jii interurbain bi man de maa ngi ci urbain bi laa nekk Dakar nekk ci secteur taxi mais interurbain bi suñu mbokk chauffeur yooyu Alaaji Malick ñooñu wóor na yàlla dañoo dee baax na maa taximaan yi tane ñooñu non taximaan yi ñoo leen tane parce que lu mooy taximaan yéen a ngi daw da nga xëy ba wàcc yéen a ngi daw di nga xëy ba wàcc rampali desel 2000 francs wala 3000 francs mais di nga ci mën a dépassé waaw mais tey jii liy biis 7 places ak ay yu kenn xamul ci àll bi ñu chauffeur yi ñu ngi tëdd yor seenu njaboot vraiment ñu dund ko lu mat 3 mois koor gi dugg na ba koor yi yu amuñu dara te dama cee xam lu leer nañ man de maa ngi ñaan état lillahi wa rasuli mu dimbali suñu mbokk chauffeur yi ak transporteurs yi ne ci àll bi interurbain bi jërëjëf sëñ ma may tuuti rek waaw ba ci def mooy yaa ngi koy wax sànq ni Modou Ndiaye mi ngi wax ni am na ñoo xam ne dañuy jekk-jekk nangu seen oto yi ci chauffeur bi xam nga lan moo war a lool taxi bi dañ ko organisé wul sabar gu tas la léegi ku mu neex am agrément ku mu neex bokk ci taxi da ngay gis ñoo xam ni ci état la ñuy bokk wala takk der wala yooyu am taxi Modou Ndiaye ndax loolu c'est normal ou c'est pas normal bu fekkoon ne jëlee nañ ci kalandoo yii raxas secteur bi ba nga xam ne taxi son noir dong moo fiy daw taxi bu xëy da nga liggéey 30 000 wala 50 000 bu ko defee ñu embauché chauffeur bi di ko mën a fay 100 000 francs parce que loolu mooy yomb waaye bu loolu amul du mën a nekk du mën a nekk waaw jërë ngeen jëf kontaan naa bu baax jërëjëf itam suñu sant la gërëm bu baax a baax Modou xam nga yéen ñëpp yéen a bokk ci ñu jox ci syndicat yi ni mu bëri ci syndicat yi ni mu bëree xam nga gis nañ syndicat yi ñoo bëri tubaarkalla macha allah léegi comme lii am na est-ce que xalaatuloo ne demoon na en ordre ànd xàcc na doon ndoor du ëpp impact par rapport li ngeen di kaas autorité bu ñu ko déglu que ku nekk jaar gauche ñi jaar droite ñu jël keneen ci ligne bi ñu ba waaw Modou nag ñu ne gars yi ñoo ko bokk parce que dañuy oote ñoom tamit sëñ bi allo salaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa rahmatulah Youssou Sène la groupe trafic urbain de Dakar ñu ngi déglu Youssou Sène ay taximan lañ Modou Ndiaye moom xam ne ne la waaw ñu ngi déglu Youssou Sène waaw mo sëñ Modou ñu ngi lay jaar Amar Mbeng mu ngi fi ñëpp a ngi fi ñu ngi lay nuyu ak ñoom Issa Sey waaw Issa Sey ñoom ñëpp ñu ngi fi di leen jaar rek di wax ne mbir mi metti na lool bu ñu xoolee ci suñu bopp ñun xool ci ñi nga xam ne ñu ngi ci nekk interurbain yi ba nga xam ne ñun ñoo bokk lépp baax na daal te chauffeuru taxi bi nga xam ne moo yor tay taxi bi suba moo yor interurbain bi wala ki yoroon interurbain moo yor taxi suba permis bi la
war nañ la sóoraale xam ni ñoom it ci mbir mi lañu bokk. te am na loo xamante ni mu ngi raam fa mu jëm doxul état bi na dimbali doomu aadama yi te yàlla kese tax. xam ni ñu ne ci àll bi jaari seen oto yor seen i këll di yelwaan gënalu leen. transport moo leen yëkkati. kon Modou Ndiaye ak Dóoru Xuma ak keneen ak keneen ñun dañoo waroon booloo doon benn. ñu fexe dajale ba njabootu transport yëpp nekk ci jàmm. waaw man de loolu mooy li nga xam ne su ma sañoon di ngeen ci jéem a wax pour li jëndi transport bi mu am jàmm bu transport amee jàmm ñun ñëpp dañuy am jàmm. su ñu amee jàmm ñu la amuñu jàmm jàmm du am ci Sénégal du am ci transport. ça c'est sûr ça c'est sûr. waaw ñu maa ngi jégalu bu baax nag wax dëgg yàlla bëggoon naa dévaler lu bëree bëri mais crédit bi moo ko doon mate maa ngi jégalu bu baax. jërëjëf Youssou nuyul ma ñoom Ibrahima Thiaw yëpp ak ñoom Issa Seye. ñoom ñëpp a ngi lay déglu ñoom ñëpp jërëjëf waay jërëjëf li ma la bëgg a laaj moom mooy est-ce que xalaatu leen demandoor peut-être comme syndicat dafa bëri. ngeen àndandoor xeex bi mooy ëpp solo que ku nekk toog sa wet rek di dem naan gis naa ministre ba yow gisuma ko ministre. Alaaji Malick ngeen dem ko en ordre. réponse bu gàtt. waaw. ci li sama camarade bi génn léegi wax. waaw unité syndicale bi. lépp luy organisation syndicale. maa nga ca. fu fédération am. bokk naa ca am na ñoo xam ne sax maa leen proposé bañ jiital leen. y a 2 dimanches ci ginnaaw sama benn xarit bu ñuy wax Ibra Wade mën naa tudd turam. jiite conseil national des transports du Sénégal. reconnu par l'État. moo ko ay transporteurs jël nañu ab bureau ne dañu bëgg syndicat yi daje nekk benn mën a ànd di liggéeyandoo. ñu ne nañu fo wooteem ndaje ñoom ñu def tour Ibra Wade bi ma lay wax ànd ak ay transporteurs def tour syndicaliste bu ci nekk ñu dem ba ca yow. li may wax du ma ko nëbb parce que dafa am ñoo xam ne dañuy yor seen làmmañ di wax ne nañ ànd te gëmuñu ànd bi. moo tax nañ waxante dëgg gi bu dëgg jotee nañ ko waxante. gis nga bi loolu amee may ma àggale rek gis nga bi loolu jotee. ñoom ñu woote ne ñëw leen jël nañu bureau ñëw leen ngeen daje fi waxtaan. man dem naa fa yendu fa ba ngoon ak sama secrétaire gisuma fa beneen syndicaliste gisuma ko maintenant Maba Diakhou laa fa gis. donc kon yéen li ngeen am Pape Laye su fekkee mën nañu jógaa keneen ci ligne bi donc yéen li ngeen di kaas mën nañu jàpp ne ñu jël keneen allo asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi. sëñ bi ñoo lay nuyu di la ziar. di nuyu Modou Ndiaye man la Modou Ndiaye nekk secrétaire général adjoint syndicat démocratique des chauffeurs de taxi du Sénégal. merci camarade ñu ngi lay nuyu. ñoo lay nuyu Modou di rafetlu waxtaan wi. ñu ngi koy diglu vraiment ku ko dégg xam ne ànd na ak xam-xam. mais da nga wax lu am solo tamit ci syndicalisme parce que yow ku la xam-xam ne yow ci boole ngay dox ak lu jëmale transport kanam parce que transport bi rek moo la ñor. ma bëggoon tamit après ci côté embauchement yi tamit ak yooyu nga gën a leeral yeneen camarades yi ak ñuy diglu ni ñu war a embaucher nit sart yi ak loolu daal ba contrat verbal bi ñuy doxee ni ñuy embaucher nit ak tamit gars yi ne ci àll bi nga gën leen a leeral liggéey bi nga xamante ni syndicat bi mi ngi ciy liggéey daal ma yem foofu rek bañ a ci ndax ñu bëgg a dugg dafa bari daal merci beaucoup. lan ngay tontu waajur. merci secrétaire général adjoint mooy sama adjoint. Modou Dia xam naa dama koy wax ne ko rek bu dee mi ngi ñuy dégg xam naa El Hadj Malick Ndiaye su jëlaat transport. te préfère mu ñëw fi nga jël ko. mooy sama adjoint te day mel ni li ci moom nekkut ci man. la tax gars yi faloon ko adjoint. vraiment day mel ni mën na ko. parce que li mu posé yépp lu jëm ci liggéey bi la wax. li ma koy tontu mooy El Hadj Malick dama wax sànq sama biir yi wax ne. chauffeur yi bu ñu balaame syndicat yi nañ leen jege parce que koo jegewul doo ko xam. mais groupe bu WhatsApp bi transport yu ma bokk yu bëri dañuy wax ne syndicat yi ñoo yàq transport ñàkk te ña koy wax genn wàll gi amuñu carte syndicat waa Alaaji Malick jàngalekat boo gis enseignant boo gis journaliste boo gis am na syndicat bu mu affilié ñu koy défendre mais yow demoo ci benn syndicat amoo carte benn syndicat doo fréquenté benn syndicat doo ko seet doo waxtaan ak moom ba pare ne syndicat yi ñoo yàq transport bi au contraire yow yaa ko yàq nañ waxante dëgg suur danaa la ay chauffeur camion maa ngi leen di défendre di leen daaneel inspection du travail xam nga fan laa d'accord la yow xam nga fan laa d'accord la yow c'est-à-dire man su ma jiitee ay nit ñëwoon ci man maay fexe ñu dem ci ñoom comme su fekkee sa intérêt moo tax moo tax mooy jóg Modou ma ne kat ñi ànd ñoo man moo xam ne man ne lii kat may def pour yéen la du pour man c'est-à-dire c'est à moi de les expliquer enjeu yi lan la ak solo syndicat parce que yaa ngi wax léegi ne léegi li ci ëpp solo moom ma dem yore ne ah Pape Laye kaay ñu liggéey def contrat it weer dee ma jox la 30 000 francs mais saa yi mu neex ma ne Pape Laye arrêté di fi doxatul te keroog ministre wax na ci télé bi ministre travail na ci télé bi ne kenn amul droit dàq kenn tant que dafa faute lourde loolu ministre moo ko wax waaw mais tey nga wax fi mais man loolu daf may c'est-à-dire fi ma bëgg waxee foofu mooy dama ne boo laajee sama secrétaire adjoint bii génn Modou Dia syndicat bi mi ngi judd en 2009 2009
ba 2014 ba 2015 ba 2016. weer wu yàlla sàkk dinañu def tournée ci régions yi wala ci Sénégal. est-ce que xam nga ne le 11 mars bii balay mbas mi ñuy tëj dëkk bi ci la ñu inauguré bureau syndicat bi Thiès. fas ko yéene inauguré ci 45 départements yi. fenn fu ci nekk ñi xamut ñu woo leen xamal leen la. pour mën leen a convaincre mais xam nga lu problème bi mooy. groupe WhatsApp yi dafa tax kenn ku ne da ngay toog fa nga nekk naan syndicat yi nii syndicat yi naa mbir mi du noonu. nit ki boo xamul da nga koy jege mu man laa xamal. ñun li ñu xam bëgg nañ ko partager ak ñëpp mais du tey tamit képp koo xam ne yaa ngi ciy liggéey ak sa njaatige wàccoowul ak yoon wa mu war a wàccoo ak yow. bu ñëwee ñu teg ko ci aw yoon. te duñ la ca sas lenn nag. ubbi lañ suñuy buntu ñëpp daal. voilà Pape Laye 88 la 628 98 98 ngeen ote Pape Laye 628 la 88 628 98 98 ngeen ote suñu gan tey moom mooy Modou Ndiaye ci Stop Coronavirus nekk secrétaire général bu syndicat démocratique des chauffeurs de taxi du Sénégal waxtaan ñoom ci ay poñ bi bëree ci wàllu ndimbal li waxtaan tamit ci ndimbal li ci am solo neen ñoom gisagoo loo xam jot nañ ko am nañu oote léegi wax ne taxi am na ñoo xam ne ñi nga demoon tàncu par exemple tey nga nekk interurbain di daw Dakar kaw la ñu Dakar tànc fi mënoo dem mënoo dikk ñooñu moo recensé ngeen ñaata lañ ak ñooñu comment ils vivent la situation. waaw kay recensement bi ma def moom laa la wax sànq te am na ñeneen ñu ko def sama yeneen collègue yi nekk ci transport bi yoo xam ne def nañu recensement yi malgré que bu fekkee defuñu comme ba ma toll mais dama ne syndicat bi ma jiite man recensé na 185 taxis ci benn semaine 185 première liste envoyé ko ministère du transport mu ne ma liggéey ci ak directeur de transport ñu envoyé ko ministère de l'intérieur deuxième liste bi ubbi naa ko fi mu toll nii li inscrit waat mat na 30 taxis démb ak tey ñu ngi ci régions yi te 185 taxis yi envoyé naa ko ministère du transport. yaa ngi wax léegi ci wàllu ndimbali pourtant on a déjà annoncé en grande pompe que ndimbali ñëw na kon dafa am effet d'annonce boo xam ne am dañ ko yëgle rek te accès gul ci ñi ko war a jotaguñ ko dafa mel loolu lay nuru. waaw man de micro Sud FM laa nekk. waaw te li ma wéer mooy. Sud FM gii ma nekk nii. ñu ngi koy déglu partout au Sénégal. ba ci internet bi intérieur ñu ngi koy déglu. allo sëñ bi. allo salaamaaleykum. waaw da ngay fay rajo bi bu baax nag. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. sëñ Malick na nga def. sant bu baax sëñ bi. ziar nañ la mbaa yéen a ngi ci jàmm. sant bu baax a baax a baax. ñoo ngi rafetlu émission bi. merci beaucoup sëñ bi. di kontaan ci camarade boobu toog. merci. di wax ne dañu bëggoon joxe suñu xalaat rek par rapport ak. yéen a ngi allez-y yaa ngi allez-y waaw. waaw man maa ngi tudd Pape Idrissa Diaw. nekk secrétaire général garage Sonadis bu Rufisque. ah d'accord. di wax ne gis nga wàllum syndicat dafa yàgg ci transport yàgg am problème te gisaguñu benn tànk bu syndicat jéggi dox ko ngir transport man mii di wax ak yow. mun naa laa limal ay carte syndicat yu ma yor yu bokkul ak lii jëwlin boo mu toog wax. am nañ ay carte syndicat mais syndicat dafa li ñu gisagul lu ñu jëriñ parce que xamul sax depuis 1960 ba léegi ci transport taxaw fa la taxaw amul benn pas bu mu jekki dégg nañ fi yokku gasoil dégg nañ fi yokku paas dégg nañ fi yokku versement mais amul benn subvention bu mos a jógee fan dal ci ndodd transport plus particulièrement les chauffeurs transport bañu ñu syndicat parce que tey jii nit bu la jiitee di la jaarale ci yoon di xeex say avantage mënoo ko bañ mais su fekkente nit ki dafa ñëw taxaw au devant pour boppam dañ koy bañ wala mu ñëw taxaw au devant di laaj mbooloo te jariñu la dara xam nga transport fan la toll mun naa ci jox benn exemple bu ndaw tey jii nii am na kuy woote ne le premier noo day taxaw mais concertation amul man mii di wax ak yow maa ngi ciy dox jàmm leader yooyu yëpp ku ci nekk woo naa la pour jéem a trouver consensus ñoom ñu toog mun a waxtaan seen biir ba li jàll mais munoo ko am parce que kii dafa jaar nii kii jaar nii ku ci nekk sa intérêt bopp moom ngay xeex léegi nag fi ñu toll groupe WhatsApp yooyu waaj di wax man ci laa bokk parce que maa ngi bokk ci regroupement bu ñuy tuddee regroupement taxi urbain du Sénégal mais chauffeurs yi ñoo dem ba xam ne comme que am nañ ay njiit te njiit yi mënuñu yóbbu fuñ jëm ñun ñuy dajaloo suñu bopp di dem di ko waxal suñu bopp te ñu ngi ciy am ay réussite parce que lu état di def boole ñu ci du leen neex nag parce que regroupement considéré ko muy dara ñoom mais chauffeurs yi ñoo yeewu sonn amul chauffeur dañoo jënd ay carte ba tas wut ay njiit ba tas mais njiit yi duñ leen jëlee fiñ nekk yóbbu leen fenn bourse du travail doxatul chauffeur buñ ci jàpp amul benn intervention bu ci am kaay ànd ñu kaay jàppale ñu ànd dem xeex jëndal sama carte te dama amul benn njëriñ loolu bokku ci liggéey dañu waxante dëgg syndicat mënuñu ko bañ a gëm parce que ci transport la bokk jamono yi ñoom Moustapha Touré di syndiqué jamono yooyu boo taxawee da ngay xam ne syndicat bii am na njëriñ
yaa ngi dégg mais syndicat boo xamante ne bii mënu laa jëlee fi nga nekk yóbbu la fenn mais da nga koy bàyyi dem créer ay regroupement regroupement yooyu nag ñoom moom la ñu mënul di gérer te regroupement yi ñooy régler situation transport keroog bi ñu waxee ci waxul laissez-passer mais regroupement yi ñoo génn dem buntu RTS jooy ko directeur transport woote ministre bi woote ñu toog sur le consensus waxtaan ñoom fa ñu jëm di jooy bu ñu fa doon toogal problème du am tey jii nii problème bii am benn camarade moo génn mu ne oto yi nañ taxaw le premier ñii taxaw ne waral noonu ñu concerté mais médiation boobu man maa ngi koy jëf. mais sëñ bi. waaw man sax war maa joxe sama xalaat mais xam nga tamit affaire yi moom nit mënoo y a la liberté de créer. am na liberté ñaata centrale syndicale moo fi nekk am na CNT CSA UNSAS am na. liberté de création dafa am liberté d'association dafa am. dafa am je veux dire dafa am. waaw d'accord naa loolu ma ne. waaw. gis nga liberté de création bu amee. kon boo toogee ci plateau di wax. bul ŋàññi groupe WhatsApp bi gis nga groupe WhatsApp bi. moyen de communication la. dafa am loo xamante ne bii dafa yokk ci transport léegi te moo ko nar a defar xam nga muy lan. dajaloo bi ñuy dajale ci groupe WhatsApp yi man regroupement bi ma bokk. mi ngi constitué groupe mais am na ñu fay dugg di récupérer ay audio di ko yóbbu fële pour déstabiliser ñu. waaw loolu moom kat loolu moom. te pourtant foofu loolu moo dañuy xàccandoo. waaw bàyyi ma pare dañuy xàccandoo di dóorandoo luñ fay wax. waaw dañuy toog waxtaanee ko ba mu jeexi. ba ñu ne lii moo baax ci transport sans intérêt kenn. yaa ngi dégg. mais tey jii nii bu fekkee da nga créé regroupement boobu nit taxaw ci toog ci rajo naan groupe WhatsApp yi ku nekk da nga faa toog naan syndicat man dañ ñëw ma war leen ñaata carte syndicat laa am. dama koy Moustapha Touré ba léegi maa ngi jël ay carte syndicat. mais gisuma fu ma syndicat yooyu dama koy wax man du ma ko nëbul. jërëjëf bañu ma nag topp ci ginnaaw benn syndicat mais syndicat su may toppati. daf may amal njëriñ mais dootuma topp ci ginnaaw syndicat di ko xeexal di ko jëndal ay carte. tey ñii nii révolution bi ñuy wax nii yow ku gaare 3 mois. 3 mois mu gaare ko état bi di ko forcer pour mu gaare mu ne ko di wut ay ruq. waaw sëñ bi da nga koy tënk nag parce que am na ñu nekk serveur dama ne boo ko mën a tënk da nga bàyyi parce que am ñu nekk ci serveur. waaw daa ko tënk mais da nga koy may tuuti rek ma yeggali après mu tënk dama ne. waaw ku gaare 3 mois. di daw di dugg ci ay ruq di wut fu mu jaar pour daw. kooku boo xoolee def ci gaare benn fan état bi ngay dimbale. pourtant révolution bi fi mu nekkoon mooy bu ngeen xëyee le premier na ñëpp tax parce que gaare bi moo ñu sonal mais pas déplacé wu boole na ñëpp déplacé loolu mooy révolte ma ne na ñëpp tey daf ndànk ñu ànd ak li suñu xel suñu toll nii développement la ñu soxla mais soxla wuñu ay xiir ak ay ŋaayoo bu ñu teen tugal ci loolu regroupement yi nag ku ko mënul encouragé nga génn ci moom set te bàyyi ñun ñu liggéey suñu liggéey parce que fa transport jëm ak la koy réglé ñun ñoo koy réglé loolu moom na leer ci bopp ñëpp merci maa ngi jégalu merci beaucoup ñu ngi lay jégalu bu baax a baax a baax li ñu des ci waxtu nag bëreetul Modou moom daal nee syndicat yi buñ ko feeñ ci tënk daal la mën jàpp ci ay waxam bokk na ci ak jamono Moustapha Touré lu mu ci ay syndicat mais gisul utilité syndicat yi. waaw mais xam nga aussi kenn ku nekk ni nga gisee noonu ngay waxee. tout à fait. loolu moom duñ ko bañal kenn. nit moom ku ne sañ ne wax ne lii mooy sama xalaat. waaw yaakaar naa ne am na ñu ko jiitu ñoo xam ne gisee wuñu noonu. parce que man li ma amal solo rek moo fii ba àdduna du tukki kenn mënta fexe ñëpp ànd ak yow. loolu kenn amu ko yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk sax amu ko. mais li am solo rek mooy nga fexe ba marqué sa empreinte. ci li nga nekk ñu fexe ba yow ñi nga àndal xam ne defal nga leen képp koo xam ne tamit jàpp nga ne ci transport lay nekk te nga mën ko taxaw nga taxaw ko. mais surtout rek xamal leen ne aussi ŋàññu ma benn groupe WhatsApp te duma mës a ŋàññi groupe WhatsApp mais dama wax ne. syndicat dafa nekk loo xam ne BIT moo ko reconnaître. waxuma sax Sénégal le bureau international du travail. voilà bureau international du travail moo reconnaître syndicat. képp koo xam ne dafa taxaw di ŋeeñi syndicat damay jàng ne damay jàpp ne ku xamut la. du ma ne ku jàngut de parce que léeg-léeg nga dégg sax ñu jàng ñoo xam ne du ñu reconnaître syndicat mooy xamoo. parce que bureau international du travail lañ la wax. moo reconnaître syndicat boo demee ba ministère de l'intérieur reconnaître la war nga mën a am. xam ne waroo mën a tolloo ak ñenn ñi benn niveau bi que ni war nga leen mën a taloo rek dugal leen si biir ñoom ak ñeneen ñëpp sama njaboot lañu dama jàpp ne rek nañ ñëw bokk liggéey bi. transport yëpp daal na sama njaboot. voilà fii la ñu yemaloon ci waxtu nag daal nañ ko ci lañ koy yemale di sant di gërëm baax ñu oote woon ñëpp parce que nag waxtaan mu mel noo xam waxtaan transport moom ak football dafay xumb. dafay xumb ñu ngi jéggalu ñëpp di jéggal ñëpp. Modou ñu bàyyi rek nga tëj. ndax waxtu wi jeex na. waaw di rafetlu ndaje mi El Hadj Malick vraiment di kontaan Sid ni ma ko daan defee rek wax dëgg yàlla en partenariat ak yéen saa bu ngeen ñu soxlaa jàpp leen ne bu leen ci xaar guddi wala bëccëg disponible nañu pour ànd ak yéen ci liggéey bi di santaat bu baax di gërëm waa kër gi yëpp
di rafetlu liggéeyu Assane Thioune yow itam wax dëgg yàlla ak sa disponibilité à tout moment damay toog sama bureau même woo leen ci actualité bi ngeen jël ma téléphone waxtaan ci ak man di leen sant baax baax di rafetlu liggéey bi di sant Baye Omar Gueye di gis nañu amélioration yi nga xam ne mi ngi am ci kër gi yàlla na yàlla def ba ngeen am télévision. amiin jërëjëf Modou Ndiaye yow yaay nag secrétaire général bu syndicat démocratique chauffeur taxi du Sénégal bokk ci CSA di sant tamit di gërëm baax Pape Abdoulaye Dièye bi nekkoon ci wàllu xarala gi jàngeen jëf. amba corona nañu xeex